village yi nga xam ne ñooy liggéey fii yëpp sax diggante Kër Musal ak Jandeer donc fii bu ngeen xoolee culture principale bi soble la donc ñoom ñi ngi nekk GIE bu tudd GIE Bokk Xalaat nekk Njëgeen donc GIE la boo xamante ni avant chef di fi ñëw mën nañu doon wax sax ne GIE la woon parce que daawuñu dajee mais bi ñu commencé ak chef wax dëgg yàlla ñi ngi commencé waat di regroupé wu di def seen ay réunion chaque vendredi bu njëkk ci weer bi ñoom dañuy réunion di waxtaan di joxe seen i cotisation depuis ñu tëral seen plan d'action ñi ngi koy topp di jéem a xool si yoon bu ñuy teg loolu lu leen ko may mooy organisation mais bi nga xam ne chef moo ñëwaatee ci lañ amandé liñ mën a dundee liñ mën a tuddee motivation pour mën di dajee di toog di waxtaan boo xoolee bi ñuy njëkk a commencé suñu activité chef bi ku ci nekk da nga doon bay sa côté mais léegi wax dëgg yàlla ñi ngi commencé di regrouper di waxtaan ànd nañu def seen ay voyage d'affaires def seen voyage d'étude dem étude de marché dem Thiaroye dem Castor donc jógee fi dem ba Touba def voyage d'affaires donc loolu yëpp ñu ngi koy liggéey depuis bi chef ñëwee ak léegi bu ñu xoolee nag fii ñoom ñëpp soble la ñuy liggéey mais soble bi ni ñu koy liggéeyee loolu moo ci am solo mooy dañuy wàcce courant ba pare di ko liggéey ci goutte à goutte am ci expérience boo xam ne xëy na ñun ñu ngi koy rafetlu en tant que conseil agricole parce que y a 10 ans ci ginnaaw melul woon nii ku ci nekk li nga daan bay matul sax demi hectare mën nañ ne quart de hectare bi sax pour nga bay ko fii problème la woon donc léegi gis nañ ni situation bi jóge nañ ci ñi ngi bay léegi rien que Modou mi rek ren li mu bay mat na 4 hectares wala mu jege ko donc am na ñeneen ñoo xam ne ñi ngi dem bay 5 hectares donc lu leen ko may loolu lañ leen di bàyyi ñoom ñu expliquer ko seen bopp ngeen dégg ko ñu espérer di ngeen fi am lu ngeen fi jëlee njëriñ te lu ngeen yaakaar ci ñëw ko fii yëpp ñi ngi espérer ngeen am ko ba journée tey bi nekk journée boo xam ne di ngeen ci am jàngat mu am solo. maa ngi nuyu ñëpp kenn ku ne si turam ak santam di leen balu ak di leen bal ak yal na yàlla boo leen jéggal ñun ñëpp di leen wax bismillah dal leen ak jàmm fii si Njëgeen gi ngeen ñëw nii maanaam li may expliquer fii si wàllu mbay. ay jamono li mu wax ay 10 ans wala lu ko weesu si ginnaaw mbay mi wax dëgg yàlla wuute na ak tey. ndax jamono yooyu ni ñu doon béyee mooy dañu daan jukki dañ daan gas ay teen profondeur ay 4 mètres ñuy jukki ak ay baak nii yor ay pot di tàng di tuur ñu dem mu xaw a avancé ay at si kanam ay booy xool ay année 97 98 léegi ñuy branché def ay tuyaux maanaam boo au lieu léegi ngay jukki di dem léegi ñu def ay bassin si maanaam sa tool bu tool fekkee ni maanaam jigéen na 1/4 d'hectare jigéen laa wax parce que boobu nit daawul béy sax ñaare lu ëpp 1/4 d'hectare fekkee ni sa tool 1/4 d'hectare yi da ngay installer ay bassin si biir lu mat 5 bassin am benn type évacuation boo xam ne bii mooy relier bassin yi léegi ngay puli di def si bassin bi mu centraliser yeneen bassin yi su ko defee bu bassin yi feesee ngay tàng di tuur ñu dem ba mu gën a avancé waat ba maanaam béykat bi léegi di am moyens yi mën a dem jëndi moto pompe di jënd gasoil wala essence moo xam kii ba mu kii di def si kii bi mu koy dindil ndox mi di ko defal si bassin bi ba maanaam lu mu daan duy si booy xool ay waxtu léegi moteur bi mu ngi koy duyal si 30 minutes duyal ko bassin yi bu ko defee mu yor ay potam di tàng di tuur ah jamono yi boo xool nag ay année 2013 2012 yooyu si la goutte à goutte bi commencé di dugg si zone bi ay 2012 2013 yooyu goutte à goutte bi commencé di circuler si zone bi wax dëgg yàlla ñu gis ni ñi nga xam ne ñoo ko jëkki woon wax dëgg yàlla ñu gis ni maanaam jël am nañu avancement bu mag ñenn ñi sax suñu zone bi am na ñu ko xawoon a jiitu tuuti muy zone bële ñoom ñoo ñu xaw a jiitu tuuti si goutteur yi daanaka si ñoom la ñu xaw a copier sax ñu gis ni wax dëgg yàlla espace yu ñu doon béy booy xool léegi mat na ñetti yoon. boo daan béy 1/4 d'hectare léegi yaa ngi xaw a béy lu mat ab hectare loolu itam si ak commencement la ñu dem ba léegi wax dëgg yàlla courant bi am na benn waay boo xam ne bii benn président bu nekk ndey boo xam ne bii invité woon naa ko sax wax dëgg yàlla moom li tax courant bi dugg si zone bi suñu gox bii ginnaaw yàlla moom moo ko dox wax ka ba courant tey wax dëgg yàlla suñu zone bi yëpp. électricité la ñuy arrosé ay moto pompe ak yooyu jóge na fi ay pompe immergée la ñu yor léegi bi courant bi ñëwee nag si nga am possibilité mën a béy hectare wala 2 hectares wala 3 hectares même ba ñuy béy moto pompe yi am loo xam ne attanu ko woon sa mbéy 2 hectares bu béree ba bëri du ko passé mais léegi nit ñi am nañ possibilité mën a béy 3 hectares ba 4 hectares. man la Cheikh Gueye nekkoon président ànd Suxali Baal gi jiite fédération
Kër Moussa Diender de producteur comme ni mu ko waxee nag noonu rek la demee ndax it wax dëgg yàlla zone bii nii ay jafe-jafe amoon na fi jafe-jafe yooyu fi amoon nag daanaka ginnaaw yàlla Saliou Ndiaye mii ak man xeex nañ ci lu baree bari ba mu jóge fi ndax ci wàllu gëstu ci ni fi goutte à goutte di ñëwee comme wax na ko 2013 la tasaaroo mais 2009 la benn goutte à goutte njëkk a jóge fili ma lal ko sama tool ma gis expérience bi dox ma waxtaan seeg Saliou Ndiaye maam ñu weccante ci xalaat ma mujj defaat benn kaar boo xamante ne nit boo xoolee parcelle basante bi ma bayoon dama ko xaaj ci digg bi def lenn li goutte à goutte def lenn li baak ma gis ni goutte à goutte bi andi na rendement boo xamante ne nii jéggi na dayoo bi ma ci waxtaanee ak Saliou Ndiaye mu ne ma lii nii nañ xool nu mu gën a yaatoo ci zone bi ci la ñuy góorgóorlu ba goutte à goutte tey dem ba daj ci zone bi courant bi comme ni mu ko waxee poste bi nga xamante ne nii moo fi njëkk a am Pape Diop andi ko fi tey poste bi daanaka moo fi andi courant bii nii biñ gisee ñu ngi liggéey ci courant bi bokkut ak essence bokkut ak gasoil laa fexe tey ji nit courant bi comme ni mu ko waxee courant bi tas ci àll bi ba ñëpp jot ci courant bi donc maag Saliou Ndiaye daal dañoo àndoon di gëstu loo xamante ne ni du sunu bopp du sunu njaboot maanaam pour askanu Sénégal moo taxoon moo tax tey jii nit maanaam boo tuddee benn baykat ci Sénégal maanaam tey ñaareel ba fii lay doon ndax bu dee waaloo ci dex la ni xëcc di sànni ci tool yi mais ñun nag dañuy jënd goutte à goutte dañuy fay main d'œuvre benn hectare ñu ngi koy jëmbate 400000 jigéen ñi nga xamante ne ñooy liggéey ci biir daanaka koy wàccaale di nga wàccaale 5000 wala 6000 bu récolte bi jotee daanaka di nga wàccaale 3000 wala 4000 chaque jour ñax mi gis nga tool yi ni mel benn ñax amu ci jigéen ñi bu ñu dikkee ci tool yi di buddat ñaxit lu mu gàtt-gàtt ñu am fi 3000 wala 2500 donc fii nii tey comme ni nga xamante ne noonu la Espagne mel tey nga xamante ne ni bis bu campagne bi ubbee ñëpp dañuy taxaw maanaam fas yéene dugg ci tool yi africain yo fa dugg ak tubaab bi ñëpp ci tool yi la ñuy dugg maanaam zone bii nii day def naa ni loolu mooy li nga xamante ni moo fi nekk état Sénégal nag xam na loolu moo tax Macky Sall tey daanaka lu mu wax dina tudd zone de Niayes say dina tudd maanaam ni tey dañ ko war a réserver pour def ko ci wàllu mbay loolu it ñu ngi koy rafetlu di gërëm Macoumba Diouf xaw ma agsi na xaw ma agsiwul mais wax dëgg yàlla li mu liggéey Kayar liggéey ko ci zone de Niayes maanaam dañ koy ñaanal yàlla mu nekk ci ministère bi ndax wóor na ma ni bu fa nekkee dina am lu bari loo xamante ni dina nu jariñ waa ANCAR it moom kenn du ñoom ndax lii nii bu agsee fii nii ñoom la comme ni ma ko waxee woon sama mbokki producteurs yi nga xamante ne ni tey ñu àndandoo tey ba am benn force bi ba lii nii am fi ñoom it dañ leen di gërëm état bi am na lu mu fi dugal ndax courant bi biñ ko andee sunu doole bariwul amuñu woon poste boo xamante ni bu mag la poste 160 moo fi nekkoon mais léegi defal na fi poste 400 loolu it ñu ngi ko ciy gërëm di ko ci sant. man maa ngi tudd Doudou Diop maa ngi bokk si GIE bokk xalaat man maay secrétaire général bi comme ni ko sama prédécesseur yi waxee nag presque mën naa ni lépp wax nañ ko. lépp wax nañ ko ñun dañuy ñëw en guise de complément rek indi ay quelques kii yoo xamante ne ñoom lañ si kii wax dëgg yàlla rafetlu nañu jataay bi tey rafetlu nañu jataay bi rafetlu nañu action chep parce que wax dëgg yàlla ba mu fi duggee si gox beeg léegi mu ngi fiy liggéey bu am solo parce que nit moom bu gisee nen danaan nen a ngi nii fii amoon na ay organisation naam ñu ngi fi woon di dund ñu ngi fi woon di kii mais ak apportu chep maanaam ni mu gën a redynamiser baykat yi loolu xawoon na fi manqué parce que baykat yi naam daanañ ànd di kii mais desoon na mais ak chep bi mu ñëwee ubbil ñu ay opportunité wan ñu ay yoon surtout man li ma gën a neex si kii bi li gën a nekk suñu problème mooy bu ñu liggéey ba pare am problème mu njaay chep ñëw orienté action am si loolu bayal sa marché soo liggéeyee booy liggéey bala ngaa pare nga xam fan nga war a mën a dem ngir jaay si loolu mu def si ay liggéey am solo maanaam jël ñu fii yóbbu ñu ay visite d'agence dem nañ Touba dem nañ Thiaroye dem nañ Kër Massar dem nañ Dalifort marché yi nga xamante ne ay point focal lañ si commercialisation oignon dem nañ fa fekk nañ fa commerçant yi fa nekk waxtaan nañoo ak ñoom ba trouvé nañ ay terrain d'entente yoo xamante ni bu sa production jotee boo leen contacter rek di ngeen mën a trouvé loo xamante ni di nga mën a daal di jaay sa soble ni nga ko bëggee te loolu problème la woon parce que fii daa nga bay soble ba mu ñor doo am kooko jaay wala kel benn baana ñëw fa la jël sa soble dem depuis daaw rek presque lu mat ay 5-6 dossiers lu mat ay 50 millions mu ngi si loxo baana yoom te jotaguñ si
jël suñu xaalis dem jaay lekk du waxee mu naa damaa perte damaa nii yooyu yëpp bu ñu amee projet bu demee nii nga xamante ne dinañu jàngal ay méthode ak ay yoon yoo xamante ne si la ñuy jaar ba di mën a mucc si ak yooyu noonu dañ ciy sant yàlla bu baax wax dëgg yàlla gërëm nañ leen sant nañ leen si aussi ñu gërëm waa ANCAR aussi wax dëgg yàlla maanaam daa ñëw delloo si li ñu ko joxoon comme structure état la daf fi nekk ngir jàppale askan wi di jàppale baykat yi boolbati ko ñëw duggaat si biir baykat yi maanaam di leen jàppale si wàllum organisation ça c'est très important parce que ñun du technique xëy na am na lu ñu si soxla wala kii parce que nit si lu mu juddoo yaroo si màggis ba toll ni toll ñàkkul li mu si xam mais aussi organisation suñu problème la woon défi la boo xamante ne bés bu ñu ko relever dinañ dégg suñu zone bi fépp fu ñu dégg baykat si àdduna bi dinañu fa dégg bés bu ñu yàlla dimbalee ñu réussir organisation mën na canaliser baykat yi ba teg leen dans une seule orbite nga xamante ne ñoo bokk di yëkkatindoo di dóorandoo loolu moom incha allah fu nit ñi di dégg dinañu fa dégg te loolu wax dëgg yàlla tànk yooyu waa ANCAR ñu ngi siy jàppale bu baax ak projet CEP ñu ngi siy encadré ñu ngi siy teg si ay yoon wax dëgg yàlla ñu ngi siy liggéey bu am solo daal si gàttal ni mu ko waxee li si des nag mooy comme visite de partage la partage d'expérience gis ngeen ñun ni ñuy liggéeyee presque maanaam processus bi yëpp gars yi relaté nañ leen ko wax nañ leen fi ñu commencé si ay mbalka lañ ko gasteen lañ commencé jukki dem ba tey ñu ngi installé goutte à goutte di si liggéey loolu lépp nag ndimbalam yàlla la dañ siy sant yàlla parce que doomu aadama bu nekk li nga nekk da nga bëgg ëllëg nga di si yokk di si jëm kanam bu ñu gisee ñeneen ñoo xamante ne dañuy ñëw di kii partage dañuy am à cœur ouvert que lépp loo xamante ni problème la si ñun système bi ñuy liggéeyee comme par rapport ak ñi nga xamante ne adapté guñu ko luñ ñu si laaj ñun lu si suñu xalaat rek ñun ñu tontu leen ko ba yombalal yëpp ba bu ëllëgee maanaam système bi nga xamante ni maanaam am na rendement am na mën naa jàppale baykat daal nit ñëpp adapté ko ku ko mën a adapté nga parce que ñun bañ si duggee ba léegi réccuwuñu ko. Écartement 25 25 25 génn 50 yoon moom la ñuy def ti yéen ni ngeen di béyee nii gis naa ni fil bu ci nekk dafa am vanne spéciale am nun loolu duñu ko def nun duñuy def benn vanne boo xamante ni 50 fil lay doon am benn vanne bu mag nga xamante ni boo ubbee rek day daal di sol 50 fil yi nun noonu la ñuy roose waaw léegi nag ma doon laaj ndax fii bi ma ñëwee gisuma fi ngeen di jëlee ndox waaw may laaj ba xam da ngeen di gasteen wala da ngeen di xëcc ci robinet yi wala fi ngeen di jëlee ndox daal benn ñaareel ba aussi moo di nii ngeen di utiliser courant nun commencé guñu ko def doon nañu ko xalaat nag waaye dafa am ñun ci tiital ni nu léegi bi ngeen ci duggee daa ngeen fay loo xamante ni ba bala ngeen di dee dootu la ne ko dollee waaw tiital nu ci lool alhamdulilahi rabbil alamin nag bi nu si indee fii nu fekk fi ñuy jëfandikoo courant bi kon loolu aussi sama question la laaj leen ba xam courant bi yéen nan ngeen koy utiliser dégg nga ak cher na wala cherul waaw loolu daal moo de problème mu teen ndox mi ak yooyu daal courant bi daal laa bëggoon laaj waaw comme laaj bu njëkk bi mu njëkk laaj muy problème mu ndox mi bi mu ñëwee léegi gisu ko am ñi fi jiitu gis wan nañ leen fële si ginnaaw mbaar bële am na benn teen bu nekk foofu teen boobu tey booy xool exploitation yi yëpp moom moo koy arrosé booy xool environ ay 2 hectares yoo xamante ni teen boobu moo koy arrosé mu ngi fii si ginnaaw benn teen mu ngi fii si ginnaaw mbaar mi waaw dañu def benn forêt si biir nag def benn pompe immergée léegi moom boo taalee 24 heures sur 24 du fay mën naa ni tey ba campagne démarré ba léegi néew na nga ñëw fekk mu fay guddi ak bëccëg nag day alimenté guddi ak bëccëg. beneen bi départ yii ngay wax nii ni goutte à goutte ngeen di roose waaye yéen da ngeen di kii am lu mat 50 am benn vanne fële loolu départ simple la départ yi ngeen di utiliser. départ simple la yooyu ngeen utiliser nun fii daan nañ ko def départ maanaam mais yokkute mooy waral léegi ngay ut ay départ vanette léegi départ bu nekk da nga koy tëj comme da nga koy tëj soxla woo di ut benn vanne fële pour 50 le départ simple la lii départ vanette la benn bu nekk dafa yor vanette boppam bële buy jar par exemple 200 bii fi mu ne nii 500 lay jar par unité 500 tey yow nga exploitation bi ngay yor nga si jënd ay 1000 vanettes loolu ay dépense la troisième bi mooy ban question wati courant bi voilà courant bi moom
cher na cherul ndax li tax cher na cherul mooy que ni tey hectare bi tey mën nga évaluer que ni campagne boo kiwee 2 mois yi mën nañ la indir facture 150 000. 2 mois yi 150 000 200 000 mën nañ la indi facture boobu benn hectare kon cher na cherul nga mën a wax parce que am na koo xam ne kii peut-être cher na si moom mais li tax tey courant bi gën a nekk avantage mooy superficie bi nga doon liggéey ak groupe yeeg ñoom seen yooyu bu dee courant bi maanaam say doole la ñu ngay wax mais maanaam amul yemukaay parce que groupe day maanaam dafa am fu mu mën a yem dafa voilà. Your impression if you come here in Ndiéguène, one of the sites of the CHEP project. And today you know that we have selected this site because they have done very interesting thing about agriculture. So would like to share your impression. I'm very surprised to see these irrigation systems and good harvest of that onions, and so I'm very realized the potential of this area and also for Senegal. Donc maa ngi tey bi ma ñëwee gis système d'irrigation bi donc lu ma bett la ak wàllu gàncax gi nga xam ne ni mu meññee nii ni mu rafetee donc loolu tax na ma xam ne donc zone bi zone boo xam ne la zone bu bëri njëriñ la et aussi xam na ma tax na aussi ma xam ne Sénégal aussi dëkk boo xam ne am na potentialité am na ay njëriñ yu bëri. What is your expectation about the CHEP project? Your expectation. What do you want to do more for the CHEP project? Okay. I expect this project to increase the income from agriculture in this area, so that the farmers in this area could have they improve their quality of life, and also improve the agriculture itself to one of the main industry of this culture, this country. Sorry. Donc li may xaar tey ci projet CHEP mooy baykat yëpp am yokkute bu baax am aussi mbay mu mucc ayib ndax mbay mi dafa doon loo xam ne bokk na ci donc dañ ko mën a waxee buntu yi nga xam ne ci buntu yi gën a mag la yi développé réew donc maa ngi xaar seen yokkute bu baax ci wàllu projet CHEP bi. Diop di producteur nekk secrétaire général association producteur maraîcher de Diogo ñëw fii tey ci Ndiéguène ci benn visite de champ bu ñu waa projet CHEP invité fii tey ma gis fi loo xam ne tamit vraiment amul suñu zone muy mbayin boo xam ni vraiment ni ma ko gisee nii mbayin la boo xam ni vraiment noppale na te xalaat naa ni tamit buñ ko mënee transposer ci yeneen zones yi dina gën a mën a jur njëriñ fii seen mbay bon y a de l'électricité ñun courant la ñuy bayee par contre ñun ay moto pompe la ñuy bayee donc je vois que bon constat bi nga xam ne def naa ko fii ak waxtaan wi ma jot a weccante ak président Mamadou Guèye bu Ndiéguène xam naa ni courant bi mooy gën a moins cher que gasoil bi nga xam ne moom la ñuy utiliser ci suñu zone yële d'après mo expérience bi ma jox bon et puis tamit coopération bi am seen diggante fii ci baykat yi ni ñuy coordonné seen action seen activités yi ñoom seen biir booloo lëkkaloo di séddoo courant bi di séddoo certaines charges yi defe naa ne aussi tamit day mooy gën a tamit yombal aussi seen dépense quoi comme ça ni ñuy partager dépenses yi par contre bu dee fële bon ku nekk yaay gérer say dépenses bopp mais coopération bi am fii ak organisation bi nga xam ne tool yi nga xam ne zone bi nga xam ni ñoo bokk tool yi nga xam ne ñoo bokk zone bi ni ñu organiser woo bon ku nekk dina ci mën a gis boppam ci am li ngay dépenser mel leen du bare loolu jot naa ko fi jàngat ak système goutte à goutte bi ñu fiy liggéeyee xëy na peut-être aussi ñoom am nañu chance boobu mën a liggéeyee goutte à goutte parce que qualité ndox mi aussi bi am fii bokkul ak qualité ndox bi ñu am fële parce que fële tamit ndox bi ñu am foofu dafa bare fer te léegi boo ko commencé di ci liggéey
day dem ba day yàq sa matériel loolu moom xëy na peut-être mooy différence bi et puis configuration aussi tool yi parce que fële dafa bari ay montagnes ak ay tund fële xëy na fële peut-être problème de pression la ñuy am fii nag moom pression bi am dema fu noonu parce que tool yi dafa tàlli et puis suuf si dafa baax man nga arrosé tey toog 3 jours de arrosé parce que suuf si ban la fële aussi suuf si dafa nooy da ngay arrosé léegi balaa ngay dem si kër balaa suba suuf si day wow donc système yooyu tamit gis naa ko fi bokkul ak ni ñuy béyee fële loolu aussi tamit remarqué naa ko fii donc fii bari na avantage daal maanaam ci béykat yi fii par rapport ak zone bi ñu nekk. maanaam chef da la fay indi pour nga am loo fi jàng. voilà maanaam kon léegi soo fi ñëwee jàng am na lu ñu xaar si yow. waaw c'est-à-dire li ma fi jàng nii mooy modèle fu ma jóge dinaa weccanteeg ñi ma yabaloon ñu def benn échange def restitution xamal leen ni li ñu gis fële de vraiment bu lawee ba agsi fii njëriñ lay jur fii ci zone bi dina yombal liggéey bi lool waaw dina yombal liggéey bi aussi bon léegi aussi du ma mën a jeexal nag di gërëm waa ANCAR plus particulièrement monsieur Biteye mi nga xam ne moom la ñu booleel Cheikh El Hadj Abdoulaye Biteye vraiment ki nga moom sawar na ci liggéey bi guddeeg bëccëg bi nga yore motoom dugg ci ñaay bi dañu encadré dina conseiller di gërëm également tamit waa CHEP parce que xaalal nañu ay yoon yoo xam ne actuellement mën naa ne njaaxle jeex na ci béykat parce que béykat bu amee tool bu baax am jiw bu baax mbay mu baax problème mu njaay day doon posé wu te actuellement problème mu njaay mu posé wul balaa ñuy jaay balaa ñuy récolter déjà xam nañu fa ñu jëm am nañu ay contacts te grâce ak voyage d'affaires yi nga xam ni CHEP organisé nañu ko boole ñu ak waa ANCAR ñu guidé ñu dugg ci biir Sénégal dugg ci marché yi am ay contacts vraiment léegi da ngay jaay léegi xëcc sa téléphone woo un commerçant mu dawal oto ba sa tool ngeen waxaale à bord sax mu fay la nga dugal sa xaalis sa poche wala bu la neexee boo demee séddoo ak say surga kooku CHEP moo ñu ko xamal def naa ne jaaxle fii na jeex na ak projet CHEP. man la Mberika bokk groupement biir nekk trésorier groupement bi man naa li ma jànkal si mbir mi mooy seet ñun waa biir yeex nan see jot ndax bu nu xoolee bi ñuy dugg si groupement bi ay si wala nu daan ŋàbbu di tàng di tuur kenn daawul procès lu passé ñaari plan ñëw nañu boole nañu ak banque yi ñu ngi ñuy financé ba léegi ñun jigéen ñi biir kenn ku ne li si ëpp am nga sa machine xanaa ñi bindoogul ñoo amagul léegi nag ginnaaw loolu ñu ngi sant groupement CHEP di sant Saliou Ndiaye di sant Kébé ñoom ñu nu encadré ba fi nu bëgg a egg yàlla nañ fa yàlla ak yonente bi eggaloo te ñu ngi gis yoon wi bu baax a baax man daal loolu laa amoon si lu may wax di sant ñëpp di leen gërëm te xam ne daal CHEP moom lenn rek moo nu si métti yéex a jot si groupement bi ñu yéex leen a gis ndax ñun liggéey gumba la daan liggéey boo amee dërëm suba nga am ñaar dërëm xamoo sax bu ginnaaw subaa ku la laajoon tey dërëm ba nga amoon démb ak ñaar dërëm bi nga amoon démb nan nga ko def ak foo ko teg te léegi yàlla def na wala ñu nag banque yi sunu liggéey bu nu amee juróomi dërëm bu nu jël ñaar dërëm ya dénk banque bi jël ñetti dërëm yi delloo lii si kër gi lii si tool yi ba bu liggéey jotee léegi sonnatunu maanaam si naa uti fumier wala naa uti engrais mbaa naa uti léegi te léegi wax dëgg yàlla lu ma daan bay benn maa ngi bay ñaar te lépp na groupement CHEP moo ma won yoon wi jox ma ay carnet li may liggéey tamit xam naa nu ma koy organiser léegi ndax bu jëkkul la ma doon liggéey maanaam fajul woon samay soxla ba ma am lu ma siy denc wala ma am leneen lu ma siy organiser te léegi am naa lu ma siy mën di denc am naa lu ma siy mën di organiser ba bu campagne jotee man du ma sonn sa financement si liggéey bi. ñun nag naanaa la ñuy yëngu moom la ñuy bay waaye dañuy am heure boo xam ne bu ñu bayee naana bi day bari pour fu ñu koy jaay moom moo ñuy sonal ñun bu ñu sañoon ici ni xam ne dañuy liggéey affaire yi naanaay ñu ñëw biir bu ñëwee na fa gis naana bu baax naana bu wóor bu neex bu saf di ko jënd di ko yóbbu seen ici ni di ñu jàppale ñun jigéen ñi biir ñun naanaa la ñuy liggéey moom la ñu xam mooy suñu liggéey comme nii ñu ñëwee fii di gis bay waa soble yii ñiy def nii soble seen tool yi ñun boo ñëwee biir Tiraan loolu nga fa gis jigéen joo gis am na toolam naanaa la say def di moom lay xëyee moom lay gontu moom lay liggéey mooy suñu njariñ ñun nag bu ñu soxla daal ku ñu jàppale daal moom ba suñu naanaa bi bu ñoree ñam fuñ ko jaay daal la ñu bëgg. man maa ngi tudd El Hadj Abdoulaye Biteye nekk conseiller agricole et rural
bu ANCAR ci gox bi ñuy wax Daaru Xuddoos voilà man vraiment tey visite bi nga xam ne moom lañ des fii dama ci jàngatee lu bari ndax suñu gox ya comme ni ko président Ngagne waxee sànq nañuy liggéeyee wuute na lool ak ñii ni ñuy liggéeyee li ma njëkk a constaté mooy bi ma ñëwee daf ma mel ni nekkuma ci ay tool ndax dama gis ne booy utiliser gasoil saxaar seeg gasoil fu ne mu tuuru xet geeg salte bi dafay polluer environnement bi ba nga xamante ne nii gàllankoor bu rëy lay doon ci liggéey bi waaye fii boo ñëwee gis liggéey bi ni mu setee rek nga xam ne wax dëgg yàlla lii moom jéego bu rëy la waaye nag xaj na ñun buñ ko doon defit ci suñ goox ndax liñ fi jëlee il faut ñu am nu ñu ko jëriñoo buñ ko doon defit peut-être xaj na du doon nii parce que dafa bëri ay paramètres yoo xam ne niroole wuñu ko bokkuñu qualité suuf bokkuñu relief ndax ñun suñuy bay lu ci bëri ay montagne la am na ci nag toolu taal yi te aussi qualité ndox bi aussi dafa nekk problème boo xam ne loolu bi ñëwee suñu gëstu lu ci bëri ci lañ ko def am na nag saafara suñu si wax ne moom la ñuy jëfandikoo pour di nettoyer tuyaux yi ba fer bi nga xam ne moo ñu sonal fële bañ di déposer ci tuyaux yi bu soobee yàlla dinañ ko expérimenter ñu xool ba xam ñun suñu gox xañ na sax affaire courant bi xañ na du courant bu Senelec bi moom la ñuy jëfandikoo waaye nag am na léegi ñu ngi commencé di utiliser ay plaques solaires yooyu tamit gis nañ ne moog lii xaw nañoo niroo mais li ci gën a am solo mooy plaques solaires yi courant bi daf ko ëpp doole parce que tey courant bi pour liñ ciy investir pour mën a am sa tool mu dox xëy na bu dee plaque solaire la il faut nga dépenser xaalis bu gën a bari loolu gis nañ ne différence la ci moo tax dinañ waxtaan ak suñu groupement yi ci nan la ñuy def ba organiser wu ba lu mel nii buñ ko mënee dugal ci biir cuvette yi ndax man li ma gis mooy at yu néew moto pompe yi ñuy jëfandikoo dootuñ ko mën a utiliser ndax nab baa ngi gën di daw te nab bi ni muy gën di dawee am na foo xam ne bés bu fa tollee moto pompe thermique yi yu surface yi dootu ko mën a doxal dootul mën a génne ndox mi parce que limite bi 12 mètres la te léegi suñ teen yëpp ci 12 mètres lañ commencé am na ñuy def 15 mètres am na ñuy def 18 mètres bu ñu demee ba toll foofu nag il faut que ñu am façon pompe yoo xamante ni mooy gën a adapté ak yi nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo te lii gis naa ne beneen pexe la moo xam ne mën nañ koo def pour saafara loolu leneen li nga xam ne seetlu naa ko fi tamit bi ma ñëwee laaj naa baykat yi ne leen kan moo leen di installé lii ñu ne ma ñoom seen bopp ñoo koy installé seen bopp loolu aussi dafa doon loo xam ne lu am solo la te ci biir CHEP dañ la koy jàngal nooy def ba autonome nga xam ne tey loo soxla rek da nga koy mën a defal sa bopp te yaakaar naa ne xarale gii ñu am baax na aussi bu dee mën nañu organiser formation boo xam ne dañ ko weccoog yeneen producteurs yi pour ñoom ñu mën di installer seen bopp ay système goutte à goutte comme ñii niñ koy defee fii. rahmaani rahim auzu billahi mina seytaani rajim mbokk yi nu ngi leen di nuyu yéen ñëpp si kàddu sama papu laaj Seydina Issa Cissé mii borom dëkk bi daf ma yebal ma ñëw fii pour teeru gan ñi ak kii leen mu ngi leen di nuyu lu bari di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla xam naa lu mu sañoon sa teew si fii mais xam ngeen mag rek ak ay affaire mag waaye lu mu sañoon teew fii ndax xeebu leen fonk na leen ndax njaboot gi ngeen àndal di liggéey loolu tolloon na ko nu ne surtout yow Guèye si le technicien yaa ngi gunge baykat yi bu baax sa taxawaay rafet na yaa ngi gunge baykat yi yaa ngi leen di niital yaa ngi leen di ànd ak ñoom si naaj weeg mbooye meeg tàngaay wi ñu ngi lay sant di la gën ak sa waa service yi la fi ebal nu ngi leen di dalal si jàmm itam yal na yàlla def jàmm ngeen dal si jàmm nekk fi jàmm ba bu ngeen di ba dellu si jàmm ak salaam mu ngi leen di ñaanal aussi li ñuy def nii yal na yàlla defe ko nañu ko bëgg su amee yal na yàlla barkeel ko mu ngi nuyu service bi ginnaaw service mu ngi di nuyu waat village yi ñëpp ndax lii yombul yal na yàlla jàppale nu ndax jóge dëkk ba dëkk doonte woon dañu ko aye sax waaye am na ku mu neexoon nga tayel kon loolu la leen di sant di leen gërëm yéen waa village yi te yàlla jàppale nu baykat ak morom mi yëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bay
yal na yàlla jubal liggéey bi jubal lépp si barke Yonent bi. xam-xam yemul fenn am na noo xam ne xëy na moom nga daan doxalee xëy na moo gën xëy na gënul mais su fekkee ne am na keneen koo xam ne proposé na maanaam wan na la leneen loo xam ne moo gën la nga doon def yaakaar naa ne da nga ci soppi te dana am aussi loo xam ne njariñ ci biir nu mu tudd sa liggéey. donc bu ñu paree loolu laa amoon lu may wax ci njëlbeen bi ci tegu mooy dañoo demoon léegi ci tool ba gis fa loo xam ne am na solo am na ay laaj yu fi jib ñu bëggoon rek Saliou Ndiaye mu defal ñu mu tënkal ñu la nga xam ne moom la gis foofu parce que loolu dinañu amal njariñ ci waxtaan wi ñuy continuer. donc bu ñu paree ci loolu dafa am loo xam ne mooy chef bi dafa am doxalin boo xam ne moom la doon doxalee léegi dañoo bëggoon après jël quelques producteurs rek ñu fàttali lan mooy doxalin boobu suñu jógee ci doxalin boobu danañ jox Amadou Sall mu tënk ko ci moo Ablaye Sow ñu tënk ko ci lu gàtt bu ñu paree danañ waxtaan ci wàllu financement parce que production ak commercialisation parce que loolu lépp yaakaar naa ne projet chef loolu moo tax mu jóg fexe ba nga xam ne nit ki dina am yokkute ci liggéeyam loolu nag dañ jox Abdoulaye Biteye ak Moussa Ba ñu mu gën leen a yombal kenn ku ci nekk ca dëkk ba nga nekk sa doxalin foofu ci wàllu financement ci wàllu production ci wàllu commercialisation nga weccoo koog yeneen membre groupe yi. ñi nga xamante ni tey ñoo ko dooroon muy waa Ndeye Ngomeen yooyu am nañ fi ku leen fi teewal muy Cheikh Gueye mi bokk si ñi nga xamante ni bokk nañ si ñi njëkk a liggéey goutte à goutte ci zone bi njëkk fi indi jàppale nit ñi ci wàllu courant. donc loolu biñ ci jógee ñu wax seen xam-xam wax ni xëy na njëlbéen gi am na ñoo leen doon jàppale waaye dem nañ léegi ba presque liñ fay def ci tool yi ñoo koy defal seen bopp. muy wàllu installé goutte à goutte wàllu électricité sax dem nañ ba xale yi dem nañ ba ku ci nekk mën nga ci tuuti lu ci bari laa koy installé sa bopp yaa koy defal sa bopp. laaj yi nga xamante ni jub na fa tax mooy ñi nga xam ñu ngi jógee suñu mbokk waa Potou yi laaj nañ leen nan la ñuy liggéeyee goutte à goutte bi ndax ñoom dañ ko dul def goutte à goutte boo xam ne ay ligne simple lay doon mais dañoo gis ligne bu nekk dafa am ay régulateur boppam. xalaat commencé woon na génn fa weccoo bi génn na fa bañ wax leen ni leen ñoom niñ doon liggéeyee. xëy na noonu la woon mais bi jamono doxee bañ gis ni goutte à goutte bii bu ci nekk am régulateur moo gën a simple ci lañ doog a yegg fi ñu gis ni kon ñoom dañu gën a moderne xëy na dañu gën a avancé beneen bi mooy laaj nañ leen est-ce que courant bi cherut ak yéen nee nañ leen courant bi naam cher na sax mais cherut ndax boo xoolee bu fekkee ne goutte à goutte da ngay liggéey di am benn mën ngaa am juróom-ñaar wala lu ko jege donc goutte à goutte bi xëy na bu ngay liggéey rendement moo ëpp doole te courant bi it ni muy ñëwee am na noo ciy liggéeyee doo ko yëg ndax goutte à goutte ngay liggéeyee ci yeneen laaj yi weccoo nañu xalaat weccoo expérience ci lu bari ci wàllu xëy na mbootaay moo xaw a sooxe woon ci gox bi ñu nekk nii mais gis nañ ni ak chef bi ñu ngi góorgóorlu ndax ñi ngi leen di won yoon ñi ngi góorgóorlu di tegu si yoon wi ñi ngi jàppalante ñi ngi def seen i organisation di def seen i réunion di dem ak a dikk ba xëy na am nañ yaakaar ni bu ñu gënee booloo lépp lu doonoon jafe-jafe ci gox bi mën nañ koo saafara jafe-jafe yi wax nañ fi belaami bi nga xam ne ren dafa ñëw di nekk mel ni lu mel ni xëy na laaj rek di tas wax nañ ko fa xëy na ay saafara après dinañ jéem a xool nuñ koy amee fii ci waxtaan yi ñuy def waxtaanee nañ problème mu xëy na courant biñ ne TVA biñ ci teg moo tax mu xaw a cher fi mu toll parce que ay compteur commercial lañ yor est-ce que duñ ci mën a waxtaan mbootaay xëy na bu ñu waxtaanee tey fii ay piste de solution génn mais ci gàttal daal liñ gën a jàngat ñoom ñi nga xam ne ñoo ñëw ci kàddu kenn ki ko doon résumé mooy xëy na ñoom lu mel nii bëgg nañ ko def seen dëkk mais nañ ko adapté ak fan nañ nekkee foofu ni ñuy liggéeyee rafetlu nañ bu baax avancement bi am fii ci goxu njëgën bi ci wàllu courant ak goutte à goutte mais ñoom jàngat nañ fa tey lu bari surtout ci wàllu ni ñuy liggéeyee nga xamante ni dañuy koy def ay pompe immergée directement parce que dem nañ ba xam ne fi ñu jëm moto pompe dina dem ba baykat dootu ko mën a liggéeyal ndax napp bi gis nañu ñoom ñëpp mi ngi reculer di dem ci ginnaaw. kon asalaamaaleykum mbooloo mi man la Adama Ndiaye nekk ci groupement bu Lompul village nekk président wu groupement bi. maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew ñoo bi ma di ko commencé ci chef de village ak ñi nekk ci ginnaawam rawatina sunu mbokk baykat yi nga xam ne ñoom la ñu fekk si fi tey di weccante ak ñoom ay xalaat di santit waa CHEP ci jàppale gi nga xam ne ñoo ngi koy jàppale baykat yi jaare la ko ci waa ANCAR yi nga xam ni ñoo nuy fekk ba ci biir tool ya ci wàllu encadrement
sant gi nag ñu ngi koy commencé ci chef fi nga xam ni foofu la ñu fekkoon ak fi nga xam ni foofu la ñu indi tey li ma ciy gën a fàttali rek muy lu gën a am solo mooy li ñu gënoon a sonal ci mbay mi mooy dañ doon bay ba pare boo bayee doo xam foo koy jaayee muy lam nga di ko wanteer ñu ñëw defal ñu lu ñuy wax étude de marché nga xam ni da ngay jaay bala ngaa bay ci kaw loolu étude de marché bu ñu ko faram-fàccee di nga gis di nga woo sa baana waxtaan ak moom xool ba xam lan la bëgg ndax xalaat nañ ne loolu bu ñu ko defee maanaam li ngay bay moom da ngay am directement koo xam ni boo ñorelee rek moo koy jënd baana yi ñëw ni la man kat soble laa bëgg xeetu soble bi mu wax la ko ban qualité la bëgg mun la soble bu dijj laa bëgg wala soble boo xam ne bu yam lay doon soble boo xam ne bu fend lay doon ngeen waxanti ci prix mu wax la ne la prix bi nangam aussi laa ko mën a jënde ngeen wax la ne ba juboo mu wax la ban jamono aussi la ko bëgg parce que kenn ku ci nekk xam na am na foofu ay jamono yoo xam ne nii xëy na ci la sa marché gën a dox ci kaw loolu aussi ñu waxtaan ci ak baana bi mu wax ñu encore mu waxaat ñu ci biir loolu mu demaat ci biir calendrier bi nga génnewaat ci ni maanaam daf koy wax ban heure la ko soxla moom bu boobaa da ngay delluwaat ca la ñuy wax calendrier ba nga xool ban heure nga war a pépinière ak boo pépinière boo jëmbatee ñaata weer la war a dem pour ñoral nga waxanteeg moom ci heure boobu nga xam ne bu yàlla defee jàmm heure boobu dina la ko mën a kii mu wax la aussi ñaata la bëgg ci maanaam poids bu doon soble tey wala mu ne pomme de terre mu ne la mën naa jënd par bis bu nekk nangam ci ay bërigo wala mu ne la semaine bu ne mën na maa jënd nangami tonne wala weer wu ne mën naa jënd nangami tonne su ko defee yow baykat bi boobaa di nga mën a xool nooy tëralee sa calendrier culturel ba nga xam ne bu boobaa la nga sartonteeg moom di nga ca mën a yegg loolu maanaam mu doon nekk ndimbal goo nga xam ni maanaam ndimbal la ci baykat bi ba tax na léegi bayatuñu dara loo nga xam ne nii rek da nga koy wanteer loo bay rek maanaam ci misaal am na borom te it xam nga la nga koy jaayee ci kaw loolu aussi def nañ ci ay visite yu bëree bëri ci marché yi dem seeti baana yi lu ci demee ay Caaroy lu ci demee ay Touba lu ci demee ay feneen ak feneen yeneen marché yu bëri bëri ay Auchan yooyu yëpp jot nañ faa dem waxanteeg ñoom ci façon bi nga xam ne ñoom lañ bëgg ñii bëgg nañu soble ñii bëgg nañu pomme de terre ñii ni suu la ñu bëgg ñii ni carotte la ñu bëgg ñii ni leneen ak ñii nawe la ñu bëgg ñii ni leneen ak leneen la ñu bëgg maanaam ci gàttal daal loolu projet bi jàppale nañ ci ba fi mu ne nii daanaka boo bayatee rek léegi di nga xam fi nga koy jaay di nga xam aussi ñaata lañ koy jaay mu desaat beneen problème boo xam ne nii moom itam ci suñu biir la woon muy problème mu budget familial loolu ñun ñëpp kenn ku ci nekk yor nga kër mais nag sa kër gi na nga koy yoro aussi di nga liggéey sa xaalis ba mu ñoŋ mais yenn saa yi nga dugal ko ci loo nga xam ne nii daanaka sax mënoon naa ñàkk loolu yëpp maanaam ñàkk organiser sa bopp la ak ñàkk organiser aussi ni ngay liggéey ak ni ngay démpi say dépense parce que liggéey bi ni mu méttee boo ko xoolee xaalis bi aussi ni nga koy amee nga xam li nga ci daj boo ko liggéeyee ba am ko aussi da ngaa war a xool li nga xam ne mooy farata ji nga def ko ci leneen li nga xam ne mën naa ñàkk nga jël ko teg ko fële xool aussi maanaam xëy na feebar mën naa am di nga fàggu la nga cay def xew mën naa am moo xam xewu jàmm la moo xam xewu safaan la yooyu yëpp aussi maanaam dañ koy prévoir ci biir budget ba nga xam ni xëy na su yàlla defee jàmm soo amul lépp itam xëy na mën naa am loo nga xam ne nii moom bu loola taxawee dina mën a am loo ci def loolu boo ko defee di nga am loo nga xam ne nii maanaam xaalis boo xam ne da doon dem te doo xam fu muy jaar da ngay jékki-jékki rek gis mu jeex su boobaa daanaka di nga ko yaxanal ba sax xaalis maanaam dootul demeti ci yeneen dem yi. suñu xol sedd na ci jotaay bi ndax wax dëgg yàlla wisu bu am sens la ndax boo gisee lii mën nañoo bay bari na ci mën nañoo dund ba dee tey du jaar fii te loolu bu amee ginnaaw yàlla projet moom moo def loolu di ko félicité nag ak waa ANCAR ndax wax dëgg yàlla ñun maa ngi jógee dëkk bu naan Mboro Total maa fa nekk commissaire et compte président bi yebal Cheikh Samb ma la ñu ànd ak moom di ak suñu waa ji ñu maatango bi ñaa ko bitee di ko sant nag di ko gërëm ndax jàpp nañ ci suñu loxo di nu teeteg boo xam ne wax dëgg yàlla suñu avancement la rek waaye nag lépp na ko xam boppam la ko defar ca xam ni réew bu kenn nekk jàppee ne yaa koy defar rek wax dëgg yàlla dina dox ndax loolu rek mooy doxal réew di sant nag bu baax ndax wax dëgg yàlla projet santam li tax amul nu koo fay ndax daaw lan nu defal formation yoo xam ne amul luñ ci rëccu ñëw defal nu formation yoo xam ni macha allah ndax fekkoon nañu ci foo xam ni dañ doon làmbatu rek ndax làmbatu ko mënul paase ngay bay ca xamoo ki ngay jaay ngay bay
ca mënoo am qualité ngay bay ca xamoo ni ngay amee financement ci ginnaaw yàlla loolu am nañ ko ci ginnaaw ci ñoom la jaar ndax li ñu waxoon rek amuñu xaalis bu leen financé mais dinañ leen boole ñu leen financé ca li olof naan jàngal la ne ni napp dafa ëpp solo di la may ndawal ca loolu la ñu defal boole noog ay banques yoo xam ne ñuy liggéeyante ak ñoom wax dëgg yàlla boole noog commerçant yi ñuy liggéeyante ak ñoom wëlbatiku du ñu formé ci qualité boo xam ne bi ñu ko béyee amul lu ñu ci rëccu ndax baykat bu fekk xamoo ni ngay béyee qualité mën nga béy ba pare la ngay béy du baax ca bu boobaa day nekk loo xam ni sa musiba la wëlbatikuwaat commerçant boo xam tey boo ko jaayee lu du qualité tey boo ko jaayee bu déwénee doo ko jaay mais wax dëgg yàlla bi liggéeyee daaw ba jaay suñuy commerçant ñu ngi contacté dinu woo fu mu toll kon wax dëgg yàlla loolu ñu ngi koy sante waa set wëlbatikuwaat ndax wax dëgg yàlla boo xoolee daaw suñu rendement macha allah aw na ci yoon ba kenn ko ne banque bi sax délai ba mu na joxoon dañoo ba ñu nan dem fay leen ko ndax rendement bu am solo kon loolu wax dëgg yàlla moom avancement réew la liñ fekk fii nag suñu xol sedd na ci wax dëgg yàlla ndax mel na ni man lañ ko defal ndax wax dëgg yàlla baykat mel na ni luñ la defal rek ñëpp lañ ko defal ca réew nii rek la ndax boo xoolee dëkk bi ñëw tey jii seen liggéey macha allah liggéey nañ ci wàllu yoon woo xam ni ñi ngi bay ay hectares di ca financé loo xam ni mën naa ñàkk ci ñu bu dee ñu na ndax ndox mi organisé nañ ko noo xam ni day tooy gàncax gi li muy laaj dina ko am ci yenn financement yu metti fekku si leen fa ñun nag ñi ngi yàq ndox moo xam ni wax dëgg yàlla mën nañ ko mën a bañ a yàq ñi ngi financé noo xam ni mën nañ ko bañ a financé ndax exemple ni ma ko mën a waxee bu dee hectare bi 100 barigo ndox nga ci war a def ñun hectare bi 50 lañ ci def kon loolu wax dëgg yàlla xam-xam la walbatikuwaat courant bi wax dëgg yàlla macha allah ndax tey jii bu dee ñu na li ñuy consommé ci ay gasoil ak ay moteur di ko consommé ci ay huile yi ñuy def ci moteur yi wax dëgg yàlla loolu buñ ko mën a am wax dëgg yàlla dina baax waaye nag loo gis ndànk-ndànk lay doon ci saa yu jotee dina yomb suñ xel sedd nag bu baax. wax dëgg yàlla jàngee nañ fi lu nga xam ne jéggi na suñu mébét bi ñuy ñëw jël nañ fi information yu nga xam ne daanaka mënoon nañ ñun par visite bi doyal nañ mën nañu ñibbi am na solo di kontaan bu baax nag ci waa CHEP ak waa ANCAR surtout suñu kaar bi nga xam ne moom la ñu dëkkal muy Mamadou Guèye CHEP dafa ñëw fekk ak ñun mu boole ko ak ñun waaye wax dëgg yàlla boobaak léegi amuñu lu ñuy réccu ndax ci projet CHEP biñ ciy dugg ñun fekkoon nañ ñuy bay naam waaye am na yu nga xam ne xamuñu ko woon lu mel ni calendrier cultural dañu daan jékki-jékki ba sentir ko rek dem wuti benn jiw bi ñu sentir dem ji liggéey bu ñu paree léeg-léeg mu jaay léeg-léeg mu des suñu loxo ñoom ñëw defal ñu étude de marché boolu ñoo commerçant yu mag ñuy jëflante ak ñoom ba tey fu ñu toll dañuy jokkoo ak ñoom di xam lan la ñuy soxla ñu bàyyi leen comme ni ko sama tonton bi waxee woon léegi. defal ñu tamit formation ci nan la ñuy gérer xaalis lan la ñuy gérer liy dugg ak liy génn baykat yi toujours dañ daan liggéey rek bu ñu paree te 1 million defe ni ñoo ko moom te fekk 1 million bi 500 wala 700 mille ba feneen la jóge woon ñëw si ñoom te dañ ko fa war a delloo te ñoom dañuy jàngal nan la ñuy dugalee nan la ñuy génnee ba tey kenn ku nekk si ñun boo demee su bayee ba pare soo ko waxee ñaata nga gañee mën na la wax li mu gañee te loolu lay doon. defal ñu itam forme ñu jox ay études ci plan d'action ñu jàng nan la ñuy defaree plan d'action ba tey ci groupement bi ñun weesu nañu foofu association de jeunes bi nga xam ne mi ngi woon ci dëkk ba ñu defalee seen formation yi pare outils yi ñu joxoon ci la ñu sukkandiku ñun def plan d'action bu nga xam ne fu ñu ko présenté ci gox boobu dañu ko reconnaître rafetlu ko lool te lépp mi ngi nekk ci jàppale bi nga xam ne CHEP jàppale nañu ko wax dëgg yàlla. dégg naa li ngeen wax ne projet CHEP bi indi na ko ne ngeen participer na presque ci modernisation bi ngeen def ci seen bay aidé na leen aussi ci commercialisation bi donc mise en relation ak commerçant yi waaye am na lu ngeen fàtte def na mise en relation avec fournisseurs yi waaw comme moom njaay mi moom ñëpp la soxal fàtte ngeen fournisseurs yi ndaxte man maa ngi xam projet bi am naa fi participant ci 2 forums forumu daaw jéeg bi donc jox nañu opportunité pour ñu mën a toog waxtaan ak yéen ñu mën a toog pour li ki mujjee wax ne am na yoo xam ne bëgg nañ koo xam ci bu ñu bëggee def traitement
bu ñu bëggee am na intrant yu bees yu ñëw yoo xam ne moo gën ci intrant yi ñu daan utiliser bu njëkk ba surtout que léegi semence bi dafay gën a jëm kanam rek gam na jëm kanam am na lu mu laaj loo xam ne semence yu njëkk yi amuñu ko woon mi ngi mel ne ganaar yi rek foofu nga koy xamee ganaar du pays moom fu mu jaar lekk dem mais bu ngeen jëlee poulet du pays bu ngeen ko joxe loolu mu dee donc loolu itam jar nañu ngeen xam ko ci information la bokk ak formation waaw ngeen xam li ngeen di béy lan mooy ay exigence am donc lii ñu ñoom jox nañu opportunité ñu xamante léegi nag li des ci sunu loxo la ci ñun la ndax bu fekkee fournisseur bi ñëw na jox leen li nga xam ne moom la kii exiger leen ko ngeen defar ko ba xool ba am ci li ngeen ba am ci résultat bi ngeen bëgg bu leen neexee ngeen jënd ko bu leen neexee du ngeen ko jënd waaye itam nag daal di kale ci benn affaire rek madame Toob la moom de Toob la sant bu santoon Njaay sax moo gën xam nga daal di dem jënd ci sant Njaay yi loolu itam loolu dafa war a deñ pour def te itam li ñuy wax innovation parce que innovation ci temps la rek ak yooyu yéen ne ngeen ci teen bi ngeen nekkoon di kii di indi léegi mu ngeen dem léegi am ngeen électrification am ngeen ay pompe immergée am ngeen yooyu innovation la mais yemul fii am na ñeneen ñi ngi am leneen lu gën a kawe loolu ngeen am te itam xam naa ne man nee naa béykatu Sénégal ndax man fu ne dem naa fa nag béykatu Sénégal ñi ko raw bare wuñu de xam nga fan leen rawee ci moyens yi foofu rek lañ leen rawee mais ay jàmbaar lañu te itam dañoo intelligent gaaw a kii parce que ñun liñ fi dugal hybride bi ñu ko fiy dugal ñu bari ki waaye léegi ñoom dañ koy béy normalement ndax da ngeen am expérience am xam luy différence beeg yooyu la loolu moom moo tax ba nga xam ne itam li ma bëgg a wax ci loolu pour kii ma damay joxe ay recommandation yi moom mooy kenn rek mënul dem bàyyi moromam foofu la projet chef bi am doole man gis naa ñoo xam ne ñu ngi suivre ay groupement mais producteurs yi lañ fa teg xuloo naa ko ba tàyyi ne leen war ngeen a boole ñëpp ñoom la ñu wax chaîne de valeur waaye projet chef bi tax mu am doole daf ñoo boole ñun ñii li ci des moom mooy nañu def ay action concertée public bi wax ngeen ANCAR service public la mi ngi toog yéen producteurs yi yéen a ngi toog ñun fournisseurs yi secteur privé dafa war a toog lépp lu ñuy def ñu defandoo ko waaw amul xàjjeeg seen waaw léegi affaire bi nag yéenay seet boobaa ku leen neex ngeen jël ko waaye nañ def action concertée ci lu ñuy liggéey di ci waxtaan ñu nekk ay partenaires. étude de marché c'est très important suñu mbokk mi Adama Ndiaye wax na ko anamu waaw Adama étude de marché njëriñ li mooy da ngay fexe xam nit ñi la ñu soxla ak waxtu wañ ko soxla ak tamit ndax njëg la aussi dana am solo loolu njëriñ li pour man tax na mën naa tax baykat bàyyi lépp lu mu doon def dem def étude de marché bi ndax étude de marché ni ma ko jàngee ci waa biir daaw mooy dal nduggi xibaar baykat nag dafa baaxoo di tëju ci toolam du fa génn xëy rek dem tool bu guddee mu ñëw ñibbisi dugg ci biir këram lay xew leneen lu bokkut ak tool xamu ca dara te moo ne bu ñoralee fan la jëm ca marché ba léegi nag gëm na yàlla gëm yàlla gu toll ni mu doon def mooy day xaar baana ñëw ne ko marché de lii moo fa am gëm na ko béykat moo baax léegi nag chef ba mu ñëwee ñu bëgg soppi loolu ñu ne léegi ni ñu def mooy balaa ngaa bayati da ngay fexe noo jaayee ndax nag olof nee na daagul fañ la bëggee sooy bay te bay loo xamante ni kenn soxlawu ko soo ko bëggee jaay lan lay def jafe-jafe dala ciy fekk waaye soo fexee dem ca marché ba fexee xam li nga bëgg a bay kañ lañ koy soxla ci yan anam lañ ko soxlaa prix bu fa tolloo prix bi nan lay toll ak nu marché bay mel ndax danañ ko soxla wala duñ ko soxla xibaar yooyu soo ko jëlee ak tamit fexe ba xam ñi koy jënd kañ nan lañ ko bëgg a jëndee maanaam ndax da nga leen koy indil par fukki saaku par ñaar fukki saaku par ñetti fan wala par ay bés xibaar yooyu yëpp boo ko dajalee soo demee bay ca waxtu woowee boo ñëwee wax dëgg yàlla njaay da lay gën a yomb. boo gisee chef ci mbubb yi dañ daat une agriculture orientée vers le marché donc marché bi dafa am solo ndax gis-gisu chef mooy yéen béykat yi ngeen moom seen bopp
mooy autonomisation béykat bi te loolu dafa am solo te pour am autonomisation boobu sànq kii bi mu defee exercice dafa wane pas-pas pour egg foofu pas-pas daf ci bokk waaye tamit dafa toll ci li mu doon wax léegi ci étude de marché bi ak information dugg information yi dafa am benn affaire boo xam ne da koy régler mooy ay nit suñuy liggéey il faut ñu am information donc loolu day dindi li ñuy naan asymétrie d'information baana mooy yore information béykat bi amul information pa jaam yow di barke dem mu ngi yuuxu naan kilo soble mu ñu ngi koy jaay ñaar fukk ak juróom pootu fii Kaolack ñu ngi koy jaayee 400 francs donc information bi amuñu information boobu donc outil boobu foofu la amee solo beneen outil bu am solo mooy sànq ndaw si wax na ko mooy forum partenaires yi forum partenaire boobu moom mooy lëkkaloo ñëpp ñi nga xamante ne ñi ñu ngi liggéey ci wàllu mbéy mi mooy fournisseurs yi comme ci sama yaay ji nekkoon fi léegi mooy sànq di waa ji di wax financement bi mooy banques yi institution financière ñi di joxe graine bi ak ñëpp ñu bokk comme que ñoo bokk mbirum mbéy mi kenn ku ne sa rôle nga war ko jouer boobu forum boobu des partenaires loolu mooy indi nit yi mën a lëkkaloo ginnaaw forum boobu am na beneen outil bi ñu naan voyage d'affaires maanaam nit yi jóge fii dem Touba dem Castor dem Sandiniéry dem Mbirkilaan dem feneen xool béykat yi ci commerçant yi fekki leen waxtaanal leen pour nouer contact yi kii di wax ci wàllu commercialisation bi waaye am na beneen outil boo xamante ne bi am na solo mooy boo defee loolu ba pare yow da nga war a def li ñuy naan plan d'action sànq Salif sa benn producteur wax na ko ndax nit ki da nga war a def plan d'action nga planifier say activité boo ko defee rek dina régler benn ci jafe-jafe li kii di wax mooy organisation il faut nga def plan d'action doo soobu noonu rek da ngay xool sa liggéey nan nga koy tegee nga ko teg ci yoon ci plan d'action bi dina génn lépp surtout jafe-jafe yi te jafe-jafe yooyu mën na sax génnee jafe-jafe li kii di wax ci wàllu feebar yi mën na wax sax jafe-jafe ci wàllu gutaaguti wàllu jiw bu bi nga xamante ni bi bela mi da koy focc yooyu yëpp jafe-jafe la donc ci jafe-jafe yooyu mën nañu ci planifier ay tàggat formation yooyu ñoom la ñuy def ci plan d'action bi ngeen def tàggat yooyu pour jafe-jafe yooyu ngeen mën a indi ci saafara. waxtaan bi am na solo trop ndax CHEP boo xoolee ay outils dafa doon ay pàcc-pàcc yoo xam ne yëpp buñ paree dañuy lënkaloo pour mu mën a jural baykat bi njëriñ bi mu koy jural mooy fexe ba baykat bi fa ñu déparé woon mu xam fi mu tolloon mais mu mën ko yóbbu foo xam ne ay koom-koomam dina yokk loolu nag pour mu def ko du moom kenn rek moo koy def ndax bu ngeen seetee ci biir outils yi sànq madame Top mu ngi koy junju nee na am na forum bu ñu defoon ca Thiès forum boobu banque yi dañoo ñëw ak mutuelle yi ñoom ñëpp ku ci nekk ñu jox la sa stand nga toog def sa présentation wone yow pour ñu jot sa financement ban yoon lañ war a jaar yaakaar naa fii groupement bu ci nekk rek am nga expérience ci wàllu financement am na xaj na ñu ci gën a yàgg comme ni ko Alboury waxee mais nag am na ñoo xam ne xaj na miinuñ financement lool wala demoon nañ ba dugg ci génnaat ci dafay baax nag ñi nga xam ne dañ ci amoon ay jafe-jafe ñu wax ñu yenn jafe-jafe moom lañ ci amoon su ko defee ñi fi nekk ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ak banque yi te gis ne am nañ ci résultat ñoom itamit ñu mën leen wax ban yoon lañ jaar pour jafe-jafe yooyu mu saafaraw. jafe-jafe yi ñuy doon nemmeeku ci octroi obtention financement yi mooy jamono yi nga xam ne lañ ko doon soxla ñun baykat yi pour mën ci liggéey duñ ko jot moment boobu ndax seen procédure yi ñuy jaar day sore dafay compliqué daal ci baykat bi parce que da ngay soxla xaalis léegi pour def sa jënd say jiw bu def sa pépinière mais seen procédure dafay yaatu de telle sorte que bu ñuy exécuter sa demande day fekk bu ñu la ko joxee dootoo ko soxla même boo ko jëlee sax boo ci liggéey doo ko mën a fay ndax période bi nga waroon jaay da ngay dépassé. ñu ngi am kontaante ci ndaje mi ñëw fii tey pour rafet ndaxte bu dee man nii fonk moo ñëw kii moo ma obligé ma ñëw dama yebaloon xale yi mu ni ma kër ndaw ak mag ñooy ànd kër am waaye ndaw kese du taxawal kër moo tax mu obligé ma ñëw ànd ak samay doom kontaan naa lool si ñi ma fekk si ubbil ngeen
yaatal ngeen nu dalal ngeen nu li ñu fi gis it dal na xel dal goo xam ne ñun ndax koy ko yoxu mbayu maraîchage Gandiol la départ jaar Potou waaye boo koy seet tey Gandiol moo des gannaaw waaye képp ku yox mbay Gandiol départ kon buñ dikkee fii tey gis fi loo xam ni dañ koy jàngaat dañ si am kontante di sant gouvernement bi it nag ndaxte dugal na ci loxaam ku nekk xam na ni Macky Sall day jàppal na baykat yi ci gis-gis man moom sama gis-gisu bopp sama gis-gisu bopp jàppal nit ñi ubbi na baykat pour baykat moom boppam pour baykat gis boppam pour baykat yëg boppam ak sàmmkat ak nappakat kon loolu rek laa amoon di ko wax di gërëm nag ndaw yi tolloon ndaw jamono ndax daaw dama toogoon sama tool ni sama doom dama ñaan yàlla ngeen bañ dem Espagne fekk si leen bi ma dikkee fi fekk naa fi Espagne ku bëgg a nekk Espagne nag dangaa nangu naaj. wàllu financement banque nag am nañ ci expérience ba nga xam ne expérience boobu tax na sax ba koo ci waxati lépp banque du la déglu parce que fa ñu jaar ak ñoom xawoon na doy waar benn dafa am benn sous-traitant maanaam day lépp ci banque bi ñëw yow mii béykat bi mu lebal maanaam intérêt bi nga xam ne moom la jëlee ci banque bi yaa ko gàddu ak la muy am lam cay am su ko defee boo béyee ba pare finalement ay boru kese la da ngay fay doo yóbbu dara kër ga doo am dara doo gañe dara boobu jaar nañ ci ak benn benn groupe benn nu ñu koy waxati benn GIE bi ñu doon financé tu doon FIDEC jëkk àndandoo la finalement waaye yàlla dem na atte nañu dem ba moom daanu na ba liquidation sax fekk na ko ca ba suñu xaalis fi mu ne nii may wax ak yow 163000 mu ngeeg moom mu yoral ñu ko loolu foofu jaar nañ foofu ci banque beneen ba nga leb banque xam ne mbéy dafa bari risque mun nga béy am semence boo xam ne du doon semence bu baax mu nax saay te amoo beneen garantie da ngay mujjee dem jaay sa fas jaay sa la nga amoon yépp nga jaay ko fay ko fay ko bor boobu génn ndoolaat ñun avec ñun daal banque foofu ndool la tekki finalement loolu tax demoon nañ ba ñemeetuñ sax dem jël financement banque ñu toujours que gëm nañ suñu bopp te bëgg nañ liggéey ñu changer système bu campagne jubee ku ne andi benn cotisation ñu cotiser dugg ci campagne bi waaye xam nga kuy cotiser campagne aussi te yenn saa yi nga ne kii am keneen ki amul yooyu aussi day doon problème loolu daal vraiment nemeeku nañ ko ci affaire yi heureusement encadrement chep tax nañu gën a amaat yaakaar ak ñi nga xam ne ñoom la ñuy boole di ñu lëkkaloog ñoom loolu vraiment tax nañu gën a am benn confiance pour vraiment gën a engagé. ñu ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk turam ak santam affaire financement moom affaire crédibilité la maanaam nit tey dafa war a am projet comme ni projet bi set taxawee fii tey di encadrer nit ñi maanaam nit dafa war a am projet boo xamante ni da koy wóor ni moom bu bàyyee kilo soble nangam lay jaayee ndax banques yi wóor na leen ni tey jii nii seen xaalis bu dee génn rek ñoom dinañ am confiance ci yow. kon léegi yow Potou moom nu muy def bu fekkente ne ni wóor nañ ko tey jii nii ci Sonsa bii maanaam moom ci la gën a viser pour mën a bay jaay kilo 350 wala kilo 300 maanaam kon moom projet yi muy leb maanaam ci heure boobu muy ñorale ci loolu ci la ko war a génnee waaye bu fekkente ne ni da ngaa jël sa xaalis ci heure bi nga xamante ne nit maanaam boo bayee doo ci mën a génn bu ëllëgee boo demee ci banque bi dootul am ci yow confiance ndax crédit bi dina xaw a tardé kon tey ki nga xamante ni dafa bëgg a leb daal sa bu lebee mën a delloo maanaam na xam exact heure bi nga xamante ne nii maanaam bu ko jaayee dina am kilo temps sa marchandise am mën na faa àgg mu lebe ci heure boobu noonu. mais boo lebee heure bi nga xamante ne nit maanaam boo ko lebee da ngay am tardement da ngay am jafe-jafe ak banque yi. beneen bi ñii doon wax xam naa dama koy dugalaale tuuti ndax ñu ngi doon laaj courant bi ak gasoil bi ak machine bi mais imaginez nga jënd sa machine 650 000 wala 600 000 am na ñuy jënd 700 000 comme bu dee côté Mboro jëm kaw mais bu dee ñu ne kamaay la ñuy def 550 000
maanaam loolu mooy premier investissement bu mag nga wàññeeku waataat bis bu nekk nga jënd bu dee gasoil la nga jënd 6000 francs bu dee essence la nga jënd ay 9000 francs essence bi boo xoolee ni mu gënee gasoil bi maam tey ni gasoil bi gënee essence bi tey noonu la courant bi gënee pompe moteur ci courant bi nga xamante ne courant carte la ndax liy jafe-jafe bi ci diggante boobu noonu duudu doon na ko leeral maanaam baykat bi nga xamante ne bis bu nekk mu jënd essence maanaam bu amul lu mu jënd essence toolam day yàqu mais bu fekkente ni nit état bi da laa lebal 2 mois wala courant bi dañ la ko lebal 2 mois maanaam boo fayee benn weer bala ngaa fayaat mën a jaay ci sa gàncax googu noonu mën a fay courant bi mais courant daal jàppal ni bis bu paanee Senelec moo koy dépanner mais machine bu paanee mën naa yàq sa tool boo amuloo jënd machine kon tey baykat yi tey ji nit ñu avancé dugg ci courant bi moo ëpp sens tey ñu taxaw naan courant bi kenn mënu cee liggéey ndax courant am na loo xamante ni comme pompe yi ñoo xaw a tolloowul bu dee 0,37 nga yor maam teen bu gàtt loo bëgg a roose tey di nga ko mën a roose sayit doo lakk courant bu bari ndax mën naa xëy di tàkk suba ba ngoon daanaka di lakk ay 2000 2500 maam 24 heures sax mën na koo tàkk di lakk 2500 bu dee 0,75 mën naa lakk ay 3000 3500 kon tey courant bi maanaam moo ëpp avantage fuuf maanaam gasoil kii machine moo ëpp gasoil moo ëpp avantage gasoil l'essentiel que nag courant bi léeg-léeg mu xaw a sori mais baykat yi bu nu groupé woo bu nu booloo maanaam réseau bi dina mën a dem tey jii nit sa wóor na ma ne tey comme projet yu demee nii bu nu xamee ne baykat yëpp taxaw nañ ñu lii lañ bëgg nañ leen booleeg benn banque wala ñu boole leen nag lu leen jàppale ñu def financement mais bu ñu toogee di xaar ci kenn duñu am courant. courant bi fi nekk nit ñi ñoo walanteeru génn ay projets yi 55 millions ci banques yi maanaam ñu dugal ko ci courant bi commencé seen liggéey mais loolu day diis ci ku ko dégg waaye 55 millions yoo xamante ne nit 200 personnes ñoo ko bokk mais loolu njëgu machine la ndax daanaka boo ko calculer kenn ku nekk daanaka bu defee 500000 maanaam tey courant bi mën a wàcc comme investissement lourd la nag tey jii nit projet booba na nga koy tëggee na fekk muy ñetti at wala ñeenti at wala ñaari at ak genn wàll bu ko defee projet bi dina mën a ak ngeen liggéey fay ko kon ci question bi nga xamante ne nit baykat yi fi ñëwoon ñu ngi ko doon laaj loolu laaj ci amoon lu ma ci tontu. di rafetlu aussi jotaayu tey bii nga xamante ne li ko waral mën nañ wax ne mooy ñaareelu pàcc ci ñeent yi nga xam ne mooy étape yi nga xam ne ñoo tënk projet CHEP muy fi étape bi ñuy wax prise de conscience prise de conscience liñ ci jublu mooy producteur bi xelam dellu si ci fan la toll maanaam nan la mën a def ba nga xam ne li nga xam ne moom la projet CHEP di wut muy mu autonome am ay revenu yu yokku muy seet ban jéego la toll ci loolu bi ñu ko defee ñëw nañu tey ci dëkk bi ñuy wax Njégéen di village boo xam ne am nañ fi groupement boo xam ne bénéficiaire la ci projet CHEP bi ñun suñu teewaay ak ANCAR ñoom ñooy exécuter ñun dañuy def suivi ci suivi bi tey jàng nañ ci lu bari lu ñuy permettre ñu mën a xam projet bi fan la toll nan la ko bénéficiaires yi dundee nan lañ ko déggee wax nañ ñu fi ñu jaar ak projet bi biñ commencé ba tey liñ leen jàngal fiñ leen xelal fiñ leen yóbbu gis nañu aussi technologie boo xamante ne intéressé nañu trop muy l'utilisation de l'énergie électrique à la place de l'énergie solaire à la place du gasoil et autres sources loolu dañ ko rafetlu ndaxte loolu day wane ne jàngat am na ci choix bi ñu porté tey fii partage d'expérience bi liñ ci soxlaa mooy producteurs yi ci seen biir ñu waxtaan ku ne xam li nga jàng ci CHEP bi lan la jëriñ partager aussi leneen loo xamante ne lu mel ni ci système électrique boobu waxtaan aussi ci jafe-jafe financement yi loolu lépp am na njëriñ jeexital bi toll na ci ma war a tënk di rafetlu bu baax liggéeyu waa ANCAR yi parce que man damay wax ne encadrement de proximité day am jeexital parce que connaissance renforcement de capacité
échange di joxantey xalaat di leen gunge pour ngeen mën a lëkkalante ak ñi nga xamante ne ñooy ñi leen di jaay jiw di leen jaay engrais mën a lëkkalante ak banque yi nga xam ne ñoo leen di jox financement mooy tax ñu mën a atteindre objectif fu projet CHEP bi nga xam ne dafa bëgg bu ëllëgee bu projet bi jeexee bu ñu ñëwatee ci gox yi gis ne producteurs yi ñu ngi demal seen bopp producteurs yi am nañu ay oto ñoom seeni revenu yokku na bu baax ñu ngi xelal yeneeni producteurs ba ñu jaar ci yoon bi ñu jaar te loolu mënuñu ko atteindre lu dul producteurs yi gëm seen bopp boobu ci liñ ci mën a def mooy di leen waxtaanal di leen tettale di leen jox ay xalaat ba ngeen am autonomie ba ngeen am indépendance am motivation bu bëree bëri si li ngeen di def aussi wàññi li nga xamante ne mooy lii doxoon seen diggante ci ab ay information entre yéen ak baykat yi entre yéen ak yeneen commerçant entre yéen ak yeneeni service technique yi mooy li ñuy wax asymétrie d'information ñu réduire ko wax nañu fi interpeller nañu état ci wàllum li nga xamante ne mooy belami bi depuis bi ñu duggee ci mois de mars bi ba tey constaté nañu effet yi mu def sur le terrain. On a fait des visites à Dagana avec Modou Diop l'autre jour j'échangé doon naa ci waxtaan ak Kébé wax na ma li mu def ci ak bénéficiaire u CHEP yi am nañ ci ay cas loolu liñ siy wax mooy que ne état dafa am ñaari structure yoo xamante ne ñoo ko teewal ci baykat benn bi ci financement benn bi ci assurance boo xoolee CNCA état daf ci dugal xaalisam comme ni muy subventionné engrais ak ni muy subventionné semence xaalis boobu mu ci dugal pour que baykat bi bañ a yëg ay taux d'intérêt donc baykat yi dañu am avantage pour di dem CNCA dem bi nag da nga fay teel a dem loo xamante ne doyul enveloppe bi bëriwul ku fa jiit yaa ko moom del leen a teel a defar seeni dossier teel a dem CNCA pour mën a jot ci enveloppe boobu beneen bi mooy assurance tey jii nii boo leen mànkoo waxtaan ak assurance ne ko ñun suñuy jafe-jafe yemul rek ci calamité naturelle suñuy jafe-jafe dafa yaatu ndaxte dañuy jënd jiw ñëw taux de germination bi am problème wala maturité bi du nekk à terme yeneen aspect donc dang ñuy assurer ci service bu mel nii mu ne leen waa loolu dinaa leen ko defal temps la mooy cotisation bi ndax assurance CANAS man gisuma fu mu laajee plus de 10 000 francs à l'hectare ci service am yi donc foofu bu leen fa jàppalee bu leen delloowee doo leen yëg jafe-jafe bi doo leen ko yëg te loolu defoon na ci ay jéego yu bëri ak IPOS il faut nag ngeen continuer yéen producteurs yi ngeen dem jege ji ko waxtaan ak moom ci nan la leen di jàppalee ba yu mel nii bu ñëwatee ngeen bañ ko yëg damay sant di gërëm ñëpp di rafetlu jotaay bi di rafetlu liggéeyu JICA coopération Sénégal ak Japon ndaxte coopération bu yàgg la CHEP bi mu ñëwee gën ko renforcer ñu ngi jàppale producteurs yi Sénégal mu ngi kontaan ci liggéeyu JICA di kontaan ci liggéeyu CHEP di leen remercier di sant di gërëm waa équipe projet CHEP ak waa ANCAR ndax liggéey bi bañ ko tàmbalee ba tey ñaawul liggéeyu direction horticulture ak ANCAR liggéey bu rafet la rapport yi ñu ngi koy suivre di xool li ngeen di def te kontaan nañu ci liggéey bi wasalaam merci beaucoup. maa ngi tudd Albouri Ndiaye nekk technicien spécialisé ANCAR direction zone Niayes ba pare nekk ci projet CHEP bi donc di liggéeyee Thiès donc di gërëm d'abord direction horticulture bi nga xam ne moo yore coordination projet bi lëkkaloo ci ANCAR bi nga xam ne moom mooy wéyal projet bi ak coordination bi ci gox-goxaan yi donc di rafetlu tey jataay bi comme niñ ko waxee nekk jataayu weccante xalaat ba nga xam ne ñi nga xam ne ñëw nañ ci visite d'échange bi yëpp ci gox-goxaan yi kenn ku nekk mën ci jariñu kenn ku nekk fa nga amoon jafe-jafe gis sa moroom beneen gox bu ko régler nga mën ca sukkandiku pour régler ko donc mu nekk loo xam ne lu ñu rafetlu la dafa bokk ci li ñuy wax renforcement de capacité parce que renforcement de capacité du dangay ñëw rek joxe xam-xam mais xam-xam bi aussi dafa mën a jógee ci producteurs yi
dellu si ñoom ñu mën koo jëfandikoo ba nga xam ne dana am njeexital ci ñoom. xam nga projet CHEP nag moom li tax mu jóg mooy fexe ba nga xam ne béykat bu nekk mën a am yokkute am koom-koom ba nga xam ne tey dana nekk nit ku autonome koo xam ne dootu dépendre si kenn lépp lu mu soxla dana ko mën a defal boppam du ko sukkandiku si état du ko sukkandiku ci kenn donc loolu moom mooy doxalin bi nga xam ne moom la ñuy en tout cas dox ci gox-goxaan yi. waaw ndaam dëgg nañ ñenn ñi di wax ñoom problème de relief la ñu am maanaam ñoom tamit ñeneen tool yi quoi. waaw ñeneen zone yi. ñoom problème de relief maanaam seen suuf si ay montagnes nekk yéen waa ANCAR yéen technique ngeen apporter suñu looy xalaat. waaw problème relève. relief. ah relief waaw d'accord waaw xam nga ñun loolu yaakaar naa ne. def voilà léegi ñun yooyu xam nga problème yooyu bu ñu ko amee dafa nekk ay innovation yoo xam ne am na recherche bi ay jéego yoo xam ne def nañ ko ci donc loolu jéego yooyu ay technique de culture yoo xam ne war nañ ko mën a def ci zone yooyu ba nga xam ne danañ leen protéger ba nga xam ne problème mu environnement boobu am ñoom danañ ci mën a génn ba nga xam ne danañ ci am ay danañ mën a exploiter suuf soosu donc effectivement li nga wax loolu am na lu am la mais de toutes les façons am na ay technologie ay pratiques yoo xam ne ñi ngi koy doxal yaakaar naa ne yooyu ñun bu ñu lëkkaloog suñ kaar yi danañ leen mën a jox ay directives ba nga xam ne danañ mën a régler problème boobu di mën a am rendement yu baax daal. jaaykat yi baykat yi ñoo fi léegi ñoom suñu paree wan nañ leen ñu jaay. te suñ ko jaay léegi après xaalis boobu fan lañ koy dugal. waaw xam nga question bi nga posé question bu am solo la parce que ñun dañu bëgg projet bi dañu bëgg autonomisation dafa am si biir kër gi li ñuy wax unité de consommation ak unité de production fexe ba nga xam ne ëllëg béykat bi bu jaayee ba pare du yàq xaalis bi. mais dafay créer lu ñuy wax genre entreprise agricole ba nga xam ne xaalis bi nga xam ne bi muy dundee ak bi mu nekk ci tool yi day xaw a du ko boole ba nga xam ne tool yi du am gàllankoor du am lenn loo xam ne lu mu am ci tool yi dana ko mën a dundee nga xam ne problème bi du am problème mu gàllankoor daan genre autonomisation daal. ndax gis ngeen seen bopp ci projet bi. ñan ñun. waa ANCAR. waaw xam nga projet bi tey bu ñu ko waxee dafa am ñaari niveau dafa am lu ñuy wax niveau stratégique ca kaw ak niveau opérationnel ñun ANCAR ci wàllu opérationnel bi ñun ñoo ko yore wax dëgg yàlla te tey boo defee saytu xool projet bi ba nga méngale ko yeneen xeetu projet yi fi daan nekk dafa am wuute trop parce que fii tey projet bi lépp béykat bi moo koy defal boppam ñun dañuy gunge rek dañuy gunge tàggat leen ba nga xam ne lépp lu nga xam ne aaju ñi ci liggéey bi ñoom danañ ko mën a def te du am benn problème te tey bu ñu defee suñuy saytu tey même tey su fi projet bi jógee woon béykat bi dina mën a defal boppam dina mën a def étude de marché dem seet lan la marché bi soxla dina mën a xam bu amee benn information benn xibaar bu mu soxla dina xam fan la koy jëlee parce que loolu lépp tàggat nañ leen si ba ñoom ñëpp kenn ku si nekk xam nga fan ngay jaar yan jéego ngay def pour mën a améliorer wu. directeur technique bu projet CHEP tey dañu fi daje woon rek si cadre mise en œuvre projet bi donc muy doxal projet bi nag dafa am activité bu am solo bu ñuy tuddee visite d'échange mooy que ne béykat yi dem si yeneeni gox pour xool lu fa am loolu nag day tax rek li nga manqué woon si xam-xam nga mën ko amee feneen boo ñëwee Ndiéguène si wàllu production ñoom sori nañu si dañuy utiliser lu mel ni goutte à goutte dañuy utiliser courant wante aussi dañuy jëflante ak banques yi loolu baaxoon na yeneen béykat yi nga xam ne ñoo nekk yeneen i gox yi yu bari yu mel ni ci Ogo yu mel ni Kalasaan yu mel ni Béer yu mel ni Lompul ñu ñëw xool Ndiéguène nan la ñu def ba problème yooyu nga xam ne ñoom la ñuy jànkonteel fële Ndiéguène fii résoudre nañ ko ñu wax leen nan la ñu def ba saafara problème yooyu muy si wàllu production nan la ñu fexe ba goutte à goutte ñëw fi muy si wàllu courant nu ñu fexe ba courant ñëw fi muy si wàllu lëkkalante ak banques yi nan la ñu fexe bay lëkkalante ak banques yi te duñu si am benn problème bu fay jotee ñu fay te gis yokkute si seen liggéey expérience boobu daal la ñu bëggoon yeneen producteurs yi gis ko pour que ñoom aussi ñu mën a yokkute muy produit boo xam muy outil boo xam ne CHEP da koy utiliser si cadre approche bi. CHEP si zone de Niayes bi kese la yem wala. waaw CHEP dafa nekk projet boo xam ne juróomi at lay durer dafa tàmbalee 2017
dafa war a jeex février 2022 dafa war a jël zone Niayes bi yëpp wante suñu comité pilotage bu daaw secrétaire général bu ministère de l'agriculture dafa ñu wax ne nañu génn tuuti zone Niayes moo tax ren dem nañu ba Sandiara bokkul zone Niayes mais am nañu groupement boo xam ne intégré nañ ko ci chef muy waa Suusaan am na ñaar ñoo xam ne jóge nañu Suusaan ñëw ci projet bi mais chef bi muy soog a tàmbali zone Niayes bi la intéressé mais ci ndigalu suñuy kilifa mën nañu ko yaatal tuuti ba mu génne zone Niayes. chef li ko tax a jóg mooy fexe ba koom-koomu béykat bi yokku mais dafa am fu mu koy jaarale dañuy jëkk saytu moom fan la koom-koomam yokku fan la koom-koomam toll loolu mooy première activité muy enquête de base bu ñu xamee fi koom-koomam toll ñu def lu ñuy wax diagnostic ñu xool def plan d'action bu ñu paree ci loolu nag ci la ñuy xool ndax moom war nañ ko mën a defal ay tàggat wala waruñu ko defal ay tàggat bu dee plan d'action dafa génne ay tàggat ñu defal ko ay tàggat te tàggat yooyu jubluwuñu ci lu dul yokk koomam am na yeneen activités yu ñuy def étude de marché voyage d'étude voyage d'affaires yooyu yëpp ay jumtukaay la yoo xam ne chef dina ko utiliser mais loolu lépp li ñu ci jublu mooy fexe ba koom-koomu béykat bu ndaw bi surtout béykat bu ndaw bi mën a yokk. Madame Mamadou Kébé, directeur technique du projet CHEP. Donc nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet CHEP. Donc une activité très importante qui est la visite d'échange, donc qui est un outil très important de l'approche CHEP, car permettant de réduire l'asymétrie d'information entre les acteurs. Qui parle d'asymétrie d'information parle de manque d'information au niveau de certains producteurs. Donc c'était l'occasion pour que les producteurs des autres zones puissent découvrir ce qui se passe à Ndiéguène, une zone où vraiment il y a des aspects importants en matière de production, en matière de financement et en matière de commercialisation. Et c'est ces expériences-là qu'on voulait que les producteurs puissent les partager entre eux. Donc c'est pour cela qu'on a aujourd'hui choisi Ndiéguène pour échanger sur la production. Et sur le terrain, on a vu quand même des innovations. Sur le plan irrigation, Ndiéguène est très en avance par rapport au système goutte à goutte, mais aussi l'aspect le plus important, c'est l'utilisation de l'électricité pour l'irrigation. C'est ces aspects-là qu'on voulait que les producteurs de Gabar puissent découvrir. En matière de financement aussi, les producteurs de Gabar, de Ndiéguène sont très en avance puisqu'ils sont en relation avec plusieurs institutions financières. Et au niveau de l'approche, il y a une activité importante qui est la mise en relation entre les institutions financières et les producteurs. Et ici à Ndiéguène, déjà les producteurs sont en relation avec les institutions financières. Le plus petit prêt entre institutions financières et producteurs est de 1 million selon les producteurs. Et dans les autres sites tels que Kalassane, tels que Diogo, ils ont des difficultés à accéder à ces financements parce que tout simplement ils n'ont pas encore ces expériences. Donc la visite d'échange d'aujourd'hui a permis de voir ces aspects et de redonner du courage aux autres producteurs. Donc ça c'était un des aspects par rapport à la visite d'échange. Qu'attendez-vous aux producteurs? Donc par rapport à ça, nous pensons que c'était un moment d'apprentissage ou bien d'enseignement entre producteurs. Donc c'était la formation par les pairs. Donc les producteurs informent leurs collègues producteurs, si on peut dire ainsi. Donc l'information vient du producteur cette fois-ci et non pas du projet. Voilà des producteurs qui ont eu l'expérience dans le financement, dans la production et partagent cette expérience avec leurs pairs producteurs. Donc c'était l'aspect-là qu'on voulait que ça ressorte aujourd'hui. Et non pas que les experts du projet puissent parler de ces expériences, mais que ça provienne des producteurs. Nous avons entendu certains de ces producteurs se plaignent d'utilisation de goutte à goutte. Voilà, sur d'autres zones. En fait, il y a une particularité au niveau du goutte à goutte. Les zones sont différentes. Donc c'est ces particularités-là qui sont ressorties dans la discussion. Au niveau des sols DEC, il y a un certain dispositif à mettre en place, contrairement à un sol Dior. Donc c'était les espacements au niveau des goutteurs. Donc si le sol retient de l'eau, vous pouvez espacer les goutteurs. Mais si le sol ne retient pas de l'eau,
ils étaient obligés de resserrer un peu l'espacement. C'est ce qui est ressorti dans les discussions. Et cela montre tout simplement l'intérêt de la visite, que les producteurs découvrent ce qui se passe ailleurs pour pouvoir comparer les différentes pratiques. La solution apportez-vous aux gens qui n'ont pas encore utilisé l'électricité à leur champ? Donc je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs avant ce voyage d'études, on a constaté dans les plans d'action des autres groupements, disons, la mise en place, bien l'obtention de l'électricité pour la production. Par exemple, à Kalassane, ils ont mis dans leur plan d'action l'introduction de l'électricité dans la zone pour pouvoir produire. Donc c'était une occasion pour les gens de Kalassane pour venir découvrir comment à Ndiéguène ils sont parvenus à introduire l'électricité au niveau des zones de production. Parce que le gasoil, ça coûte cher, l'essence, ça coûte cher. Alors qu'avec l'électricité, tu as la possibilité d'augmenter les superficies, mais aussi de réduire les coûts de production. Donc c'était important aujourd'hui pour que ces producteurs-là puissent connaître les voies et moyens pour au moins faire parvenir l'électricité au niveau des zones de production.